mbasu Covid 19 ci bi mu duggee ci réew Mauritanie ak léegi nee na du fi mës a génn fii ñu toll nii tey ñëpp ngi dundee njàqare ndax li nga xamante ni moom lañ doon ragal moom moo egsi tey muy xeet wu bees bi ñuy woowee Delta. boole kook yeneen i xeet waaye Delta nag doon na la nga xamante ni tiital na askan wi lool. ci bu ñu xaymaa li nga xamante ni Covid 19 jot na ko def ci biir réew muy lu doy waar lool lu yéeme lool. doon nag xeet wi nga xamante ni moom mooy xeet wu gën a bon moom la ñu jàpp ne tey fi tey moom moo dugg si fii naka la ñu war a def lan mooy suñu taxawaay lan moo ñu mën a aar ginnaaw bi nguur gi defee kéemtulaay kàttanam ngir aar askanam tere mbooloo yi digle soriyanto yi te daara yeeg jàkka yi sas ñëpp ñuy takki masque ak raxas seeni loxo fu ñu toll dem ba taxawal li nga xamante ni moom mooy couvre-feu jotoon nañu fi sax dakkal li nga xamante ni moom mooy dem beeg dikk bi ci diggante ci biir réew mi ci diggante gox-goxaan yi. La situation du Covid jusqu'à aujourd'hui, on est à 24 349 cas positifs de Covid avec 542 décès depuis le départ du Covid jusqu'à aujourd'hui. Et on est à 21 668 cas de guérison, des gens qui sont sortis. La situation d'hier, elle était de 341 cas avec 4 décès, dont 20 qui sont hospitalisés, dont 7 graves. Et il y avait eu 13 sorties au niveau des hôpitaux. Jusqu'à présent, en Mauritanie, on a fait 410 040 tests Covid dans tout le territoire national, dont 29 076 de suivi pour les cas qui étaient positifs, et le reste, c'est des cas diagnostiques. En Mauritanie, on a eu 175 700 doses d'AstraZeneca et 355 000 doses de Sinopharm. Et actuellement, au niveau de tous les territoires nationaux, de la vaccination, au niveau des structures de santé, au niveau des centres hospitaliers, on peut ici se vacciner au niveau de toutes ces structures. Donc, et on peut aussi se tester au niveau de toutes ces structures pour les gens qui sont symptomatiques ou les gens qui sentent d'autres symptômes qui peuvent se présenter au niveau des structures pour faire des prélèvements et se vacciner en même temps. L'âge de la vaccination, c'est toute personne qui est âgée de plus de 45 ans ou des gens qui ont une comorbidité ou des gens qui se dialysent. Ils peuvent se vacciner au niveau de toutes les structures nationales. Et actuellement, on attend des doses d'AstraZeneca qui viendront la semaine prochaine avec du Sinopharm aussi. Donc ça veut dire que la vaccination, elle est là, elle existe. On demande à tout le monde de se vacciner parce qu'actuellement on est dans une période de troisième vague qui est là, qui se présente et il faut vraiment que tout le monde puisse se vacciner. ñu dem nag ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi daal di naagu lool mujj bàyyi seen loxo mbas mi daal di leen songee ci beneen xeet mu di xeet bi ñuy woowee Delta. mbas ma nga xamante ni bëri na ay loraanga yi nga xamante ni def na ko ci biir adduna bi wërngal këpp ngir jàmmaarloog xeet wi nga xamante ni moom mooy xeet wu bees wii ba ci li nga xamante ni moom mooy yeneen yu ñu kenn xamul nguur gi jëlaat beneen mbir muy seen sànni tàccu di li nga xamante ni moom mooy ñàkk bi ngir mën koo faagaagal mu génn ci miim réew booleeg ya nga xamante ni jotoon nañu ko taxawal tey fi tey réew Mauritanie ak àdduna wërngal këpp ñëpp ngi dundee njàqare waaye it ñëpp ngi ni yàcc na yasar lu ko waral lu dul xeet wi nga xamante ni moom mooy xeetu Covid 19 bi bees te ku ne gis na la nga xamante ni mi ngi koy def ci àdduna wërngal këpp fajkat yi borom xam-xam yi gëstukat yi ñëpp àndandoo nañu wax seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi ak doye bi nga xamante ni mi ngi ko àndal. Voilà, le variant mooy variant bu ñuy wax bi buy indi ay problème mooy qui pose un problème majeur. mooy variant delta bi bëri na am na alpha bêta gamma et delta mais delta bi mooy bu indien bi moo gën a am moo gën a nekk transmissible moo gën a nekk vraiment dangereux moom mooy aussi mooy entraîner donc aussi donc des décès donc du ñu war a vraiment moytu du ñu war a vraiment éviter aussi lu ñu daloon donc la dernière fois donc c'est-à-dire la deuxième vague mu ñëwaat encore parce que y a tous les signes évocateurs ñoo ngi fi c'est-à-dire que les nombres de cas donc augmentent donc il faut que ñu prêter attention donc ci loolu parce que su ñëwee rek daf ñuy lor donc à l'image donc des autres pays aussi du ñu war a vraiment prêter attention vraiment à ce que ñu gën a vraiment être nekk responsable c'est-à-dire éviter que variant bi mu propagé fii au niveau donc national. Oui exactement parce que
bon moom lan la du question donc séquelle bon lu ñu gis moom symptômes yam yi dafa xaw un peu différent ak symptômes yeneen donc variants yi c'est-à-dire day jàpp vraiment système nerveux bi day jàpp yeneen organe donc loolu la aussi donc loolu moo tax su la jàppee vraiment dafa gaaw a raayaate donc c'est à cause que loolu moo tax ñuy jël donc ay mesures donc c'est-à-dire donc le vaccin yi am na ay vaccins yu fi nekk donc damay ñaan donc aussi donc la population ñu dem parce que c'est un variant vraiment très dangereux donc day attaquer donc d'autres organes mis à part organes yi ñu xamoon yi day attaquer encore yeneen loolu moo tax mu nekk grave parce que loolu moo tax aussi day gën a gaaw raye par rapport donc aux autres donc virus sauvage bi mooy virus original bi ak yeneen variants yi. Selon toi vaccin bi mën na ko éliminer carrément wala mën na tax nit ki daal ko jëlee. Voilà le vaccin bi c'est le seul moyen que nous avons c'est la seule arme que nous avons. Surtout donc am na plusieurs vaccins mais vaccin AstraZeneca ak Johnson bi ñooñu ñoo gën a nekk efficace donc aux différents variants c'est-à-dire de le protéger jusqu'à vers 60 à 70%. D'où une protection mën nga am une protection mais ça peut aller jusqu'à au-delà de par rapport donc ak yeneen vaccins yi donc le seul moyen man li may ñaan donc la population c'est d'aller se faire vacciner ñu bañ a vraiment déglu gars yi lu ñuy wax les fake news et tout cela parce que vaccin bi loolu rek noonu am c'est le seul moyen qui peut nous protéger bu éviter aussi c'est-à-dire une troisième vague c'est-à-dire que variant bi di ci propager wu fii parce que dans la sous-région ça commence donc à sévir là-bas et on est dans un seul monde les gens font des va-et-vient il y a des trafics un peu partout loolu yëpp dafay indi vraiment suñu moytuwul suñu vacciné wul mën na vraiment indi une troisième vague et xam nga ni dafa c'est un virus très grave qui est mortel mën na indil donc ay problèmes. donte ñekk yi ñëpp gëmoon doowu ñi li nga xamante ni moom mooy mbaax gi mu baax wala mën na faagaagal li nga xamante ni moom mooy mbas mi donte am na ñu ko def waaye am na ñi nga xamante ni xel ñaar la ñu ko defee. dama gis ne feebar baa ngi continuer law te liñ naan liy raam ca ñag ba la jëm donc mieux vaut que nga daal di koy dab fekk ko bala muy tas te da nga koy def aussi pour yow mi nga xam ne nii yow yaay aar sa bopp ak aar ñi la wër. waaw looloo tax daal ma daal di ñëw ñàkku waaw bon man sama njaboot nekkuñu fii waaw comme nag dama fay waaj a dem moo tax dama préféré ñàkku bu ko defee bu ma demee mën leen a fegaale waaw te bu ma demee tam dinaa leen ñàkk bu soobee yàlla ñu ñàkku waaw man ñàkk bi man gisuma ci benn jafe-jafe am na ci nag ñoo xam ne nii fi mu ne nii dañoo am ay sikki sakka naan bon lii defar bi dafa gaaw ak bon nii la demee waaye man daal li ma ci gis mooy daal di ñëw fekk sa bopp bu ko defee aarale population bi ci ñi nga xam ne da ngay dem ci ñoom ak ñi nga xam ne dañuy ñëw ci yow waaw fi mu ne nii bon am na ci li nga xam ne nii mooy ñëw ci kanam mooy law fi mu ne nii ñu di ko gis nañ ne léegi ni muy tase ci àddina bi dafa gaaw waaw kon boog ku nekk war ngaa fagaru rek ba bu ñëwee fekk la nga pare waaw. waaw bii mooy sama première dose. fii ak ñetti semaine bu soobee yàlla. waaw. fas naa ko yéene bu soobee yàlla comme commencé naa koy danaa ci dem ba ca cappaandaw ga incha allah. bi ni muy wàllaatee dafa gaaw bon màggam moo gën a gaaw par rapport ak bi nga xam ne ni moom lañ fi xamoon ba léegi. ni muy tase ci àddina bi dafa gaaw lool da ngay gis ne léegi cas yi am ci réew yi dina multiplier wu par 3 par rapport ak li nga xam ne ni moo fi nekkoon ci vague bi nga xam ne ni moo passé waaw kon boog ku ci nekk war ngaa fagaru bu ko defee pour mën koo fekk pour ba daal fexe ba ni mu doon tase daal di wàññeeku. Moi, je n'avais pas l'intention de me vacciner parce que on n'a rien de certitude. Mais non, c'est mes amis qui m'ont convaincu. Bon, ñu ne ma baax na dugg na fi parce que ñoom déjà def nañ ko ba pare. Bon, loolu moo ma convaincu pour def ko et deuxième conviction bu ma tax ma def ko c'est parce que à un moment donné mënuloo voyager fekk defoo vaccin anti-Covid. Et c'est vrai, loolu moo ma motivé encore depuis c'est pas parce que mes amis m'ont dit que c'est bon c'est ceci. instant bu nga xam ne nii te mun la dem extérieur te defoo ko parce que il te faut faire le vaccin pour savoir ñu xam ne est-ce que wér nga wala wéruloo donc pour mieux avoir le contrôle nga dem nga def ko xam nga sérieusement parler mënu ma la si wax dara mënu ma wax ni day aar wala du aar mais l'essentiel daal
ku ko def daal na si am jàmm am si wér-gu yaram ñu ko deful encore ñoom te nañu am courage jël seen décision par la main ñoom ñu def ko. voilà sagaru moo gën a faju l'essentiel nañ ko def rek amul étant donné que bon internationalement c'est obligé pour tout le monde de le faire bon. Nous aussi on suit étant donné que ñun ay talibé lañu on n'a rien on ne fabrique pas on ne fait que recevoir donc on fait. léegi nii bi nga ko defee yëgoo dara ci sa yaram. non yëguma dara sama yaram alhamdulilah rabbil alamin rien du tout. non rien waxuñu ma dara dama jël sama dose rek génn. bon may jël sama deuxième dose danaa xool lan lay joxe. bon déjà j'ai des petits frères ñi ma téléphoné ñu ne ma ñoom tam dañu ko bëgg a def ma leen bon attendez à mon retour. et si bu ma ñëwee ba xam bu ma toogee ba xam après dinaa leen wax ni bon lan moo si nekk ak lu si nekkul. léegi lan mooy sa conseil booy jox askan wi ci lu jëm ci vaccin. bon man daal sama conseil mooy lan chacun n'a qu'à prendre sa décision dans sa propre main. Chacun est responsable de sa vie et de sa santé. ñu bëri tey joxoñ baaraamu tuuma askan wi ne bu ñu toppoon li nga xamante ni moom mooy digle kër docteur amaan na du ñu egsi fii tey ndax dañu jàpp ne ñëpp ngi tëx gumbalu lépp la nga xamante ni dig la kenn topp ko loolu moo waral lii nga xamante ni moom mooy njàqare bi tey jii ñëpp ànd ci mu di nguur gi mu di askan wi ñëpp tey ku nekk ngi taf sa loxo ci sa gémmiñ di xalaat li nga xamante ni moom mooy mbasum Covid 19 bi. نوعين عندنا واحدة يقولوا لها أسترازينيكا عندنا واحدة يقولوا لها سينوفار. ñaari xeetu vaccin noonu am bu njëkk bi mooy AstraZeneca beneen bi mooy Sinopharm ñàkk bu njëkk bi mooy ni ñu ko defaree Europe beneen buy Sinopharm ni ñu ko defaree réewum Chine dara wutelewu leen mën naa wax wute mu nekk seen diggante rëyul lool différence bi rëyul lu dul benn ci vaccin yi. diir bu dox diggante ñaari doses yi maanaam ñàkk bu njëkk beeg ñaareelu ñàkk bi diir bi dana dem ñetti ay bis maanaam 3 semaines beneen ñàkk bi tamit diir bu dox diggante ñaari doses yi maanaam dose bu njëkk beeg ñaareelu dose bi diir bi dana dem juróom-ñetti ay bis maanaam 8 semaines loolu leen xaw wutale bu dul loolu fu leen defaree rek beneen bi ni ñu ko defaree Chine beneen bi ni ñu ko defaree Europe loolu rek mu leen xaw a wutale sur loolu ci wàllu qualité ak ci wàllu li nga xamante ni moom mooy baax qualité vaccin ñaari vaccin yi baax nañu te am nañu qualité. sant yàlla bu baax a baax bu nu tàmbalee ñàkk ba léegi amagun si benn gàllankoor wu rëy ndaxte fii mooy wax ak yéen béréb bi ñàkk nu fi tolloog juróom-ñaari junne doomu aadama ba tey gisuñu si kenn ko am gàllankoor. réew mi wërngal këpp ñàkk nañ ci lu tolloog téeméer juróom-ñetti fukki junne doomi aadama maanaam 180 000 personnes te kenn si ñoom gisuñu mu am gàllankoor wu rëy ba nga xamante ne dina tax mu tiital nu waaw. lu dul nag léeg-léeg nit ki bu ñàkkoor te loolu dafa jaadu léeg-léeg mu am tuuti sibiru fièvre bu ndaw léeg-léeg mu am yax yi di metti te loolu dara nekk aussi man bu jëlee tuuti paracétamol rek daal di tàqale ko moom daal di wér du gàllankoor wu rëy. ci wàllu ñàkk bi léeg-léeg nit ñi day am ay jamono nit ñi du ñuy bëree ñëw ñu ñàkk leen léeg-léeg day am ay jamono nit ñi daal di wàññeeku bu baax a baax te sama yaakaar réseaux sociaux yi seen loxo ngi si ndaxte nañ si wesaare ay xibaar yi nga xamante ni seen sosuwaay wóorul kenn xamul source bu nu jógee te ñu bëri du ñu koy gëm di ko gis nit ñi di wax yi nga xamante ni ki tegul fenn ñenn ñi di ko gëm ba tax ñuy xel ñaar te wala ñuy delloo gannaaw sax ba dootuñu nangu vacciné wu loolu tamit mi ngi si. te boo xoolee ci àdduna bi lu toll ko milliard doomu aadama ak lu tegal vacciné nu jël nañu ñàkk bi day firndeel ni ñàkk bi ci wàllu qualité baax na tamit am na garantie nañu ko kon loolu daf di li nga xamante ni war nañu ci bàyyi xel waaye tamit maa ngi bàyyiloo xel ñi nga xamante ni ñoom ñooy demande réew mi askan wi noonu xam ni nguur gi am na taxawaay def kémt lay kàttanam ba indi leen li nga xamante ni mooy ñàkk bi te duñu fay dara doo ngay dem rek ñàkku ci doo fay dara te am na yenn réew boo bëggee ñàkku la faaw nga fay kon loolu tamit jar na bàyyi xel ba tax ñoom nu yokk taxawaay dem ñàkku ji ngir mën a mucc ci li nga xamante ni moom mooy feebar bi. maa ngi leen di ñaax nanu ñëw nanu bëree nanu ñëw ñoom ñëpp ñàkku si amul benn gàllankoor bu nu tiit bu nu ragal dara nanu ñëw ñàkku si. ci wàllu ñàkk bi diir ba nga xamante ni mën na ko toog te duñu yàqu boo jëlee Sinopharm dina toog at laata mu yàqu boo jëlee AstraZeneca mën na toog 4 weer laata mu yàqu. loolu tamit jar na xam
waaye tamit boo xoolee si àddina bi léegi da ngay gis ay ndaw yu am fanweeri at ndaw yu am ñeent fukki at feebar yu jàpp leen am jafe-jafe ci wàllu nooyi kon ndaw ñi bu ñu gisee loolu rek seen xel war na dellu si góorgóorlu dem ñàkku ji ngir mën a mucc si li ni mel. waaw ñàkk bu ca njëlbeen ba bu mu soogee tàmbali ñun ko jagleeloon mooy ñi nga xamante ni duñu am ñeent fukki at yu tegal ak ñi nga xamante ni duñu am feebar yu dul wér ba tax na ñoo ko jagleeloon ba tey sax ñoo ñu ko jagleel waaye loolu tamit terewul ñenn ñi ndaw bu fekkee duñu am aajo bu jàmp wala mel ne duñu war a tukki wala nu laaj leen vaccin ci yenn yu ni toppatoo bu ñu ñëwee tamit daan leen ñàkk amuñu benn problème sunu bunti mu béeku képp ku soxla ñàkk daal boo ñëwee daan la ñàkk te doo si am benn gàllankoor duna laaj dara. waaw ñetteelu xaaju corona bi maanaam 3e vague bi ñu ngi ciy waxantoo lenn daal xam naa ni li nga xamante ni moom mooy feebar bi mi ngi law kaay mi ngi yokku baax a baax jamono ji ñu toll te nguur gi tamit mi ngi siy jël ay matukaay yi war ñun tamit si sukkandiku si kër jëriñ bi dénk wàllu wér-gu-yaram saa su nekk rek ni ngi jokk ak ñoom di xool matukaay yu nu war a jël. waaw kon maa ngi leen sant bu baax a baax di dellu si rek di daaneel sama laata may tëj waxtaan wi wala laata may daaneel sama kaddu di ñaax ndaw ñi nanu ñàkku askan wi yëpp nanu ñëw ñàkku si ngir nu mën a mucc si feebar wi ñàkk bi rek moo nu si mën a jënnee. bon mbas mi nag mi ngi fi bëgg a yàgg daanaka wax nañ ci lu bëri wax nañ ci waxaat nañ ci jàngoro la ni xeetu jàngoro yëpp jàngoro la yoo xam ne dafay nekk jàngoro ji wàllaate la donc ci gàttal donc loolu mën nañ ko jàpp jàngoro la buy wàllaate am na nu muy wàllaate diggante doomu aadama ak doomu aadama te wàllaate bi itam dafa gaaw bon wàllaate bi mën na am ci wax sooy wax léegi ngay génne ay tuflit ay lor yooyu di dem ci kanamu ki nga xam ne ni moom ngay waxal wa ilaa mu noyyi ko wa ilaa mu dugg ci gémmiñam wa ilaa mu dugg ci ay bëtam ay gëtam su ko defee jàngoro ji moom itam mën ko dal soo gisee na xeex bi yëpp ci diggante boobu la nekk jàngoro ji am na mi ngi law nan lay lawee nan la ñu mën a fexe ba noonu muy lawee donc ñu mën koo dindi taxaw ci bu mën fay jóge nan lay manifesté woo ci yaramu ki nga xamante ni daf ko am yan signe ñooy wane ne kii dafa ànd ak jàngoro bi nii. waaw kooku docteur yi nga xam ne ni ñoom ñu ngi ciy gëstu te di ci faj lu bëri daanaka soo xoolee am na bëri na. ba mu tàmbalee ba léegi donc mën la limal yëpp mën nañ ci limal li nga xam ne ni moom lañ ci gën a xam mooy li nga xam ne doomu aadama su ko amee war na dem seeti waa kër docteur yi pour ñu dimbale ko benn bi mooy si yaram bi day tàng dina tàng léeg-léeg dina dem ba 38°5 bon ñaareel ba mooy sëqët bi bon sëqët buy ànd ak ay lor dina ànd ak itam yaram buy métti léeg-léeg dina ànd ak dënn buy métti bon yooyu yëpp donc mi ngi ci jaam mais li ci gën a métti mooy dana dem ba nga xam ne ni nit ki nooyeem day xaw a jafe waaw. ñi nga xamante ni saa yu ne mu jàpp leen aussi mais duñu ko gëddaal maanaam duñu ko jox orma ba ci war comme dem kër docteur ñu consulter leen jox leen garab bi ci war yow mi nga xamante ni da nga yëngu ci wàllu garab nan nga gisee li nga xam loolu maanaam automédication boobu. waaw loolu moom lu jar a wax la ndaxte dafa doon loo xam ne ni mën na lor doomu aadama. automédication moom luy lor doomu aadama la ndaxte xam nga jàngoro laata nga koy mën a faj da nga koy xam ba pare. parce que soo xamul lan mooy jàngoro doo ko mën a faj kenn te mënta saafara jàngoro joo xamul léegi su fekkente ni yaa ngi tëdd sa kër sa yaram tàng na bon yaa ngi sëqat bon yow li nga xam ne ni ñu ngi ne la lii nu mu tuddati am na firnde ni yow da nga yore jàngoro mais jàngoro ji xamuloo ko nga xëy rek dem pharmacie ne leen jaay leen ma li ñoom itam ñu jël ko jaay la demoo ñu seetal la sa yaram maanaam defal lay analyse bon xam nga APCR yi ñu ngi fii TDR yi ak bon yooyu yëpp ñu ngi fii pour xam ndax yow yaa ngay xeetu jàngoro yi wala su ko defee ni ñu la war a fajee ñu faj la ko déedéet yow defuloo ko fekk na yow yaa ngi yore jàngoro ji ngay fajantu parce que faju ak fajantu du benn ndaxte automédication man dama ko teg comme fajantu rek parce que da ngay faj loo xam ne ni xamuloo ko su ko defee yow jàngoro ji yaa ngi koy lawal ci sa biir kër yaa ngi koy lawal ci say doom yaa ngi koy lawal ci say soxna voilà donc nga gën ko lawal ba pare jàngoro ji nag di gën di métti
di gën di métti di gën di mën a loraate. li nga xamante ni moom mooy ñàkk bi gis nañu dugg na ci biir dëkk bi nit ñaa ngi commencé di ñàkku macha allah en masse lan la ñuy mën a expliquer ci vaccin bi nga xamante ni génne nañu ko Covid 19. xam nga wolof def ne fegoo gën faju ñàkk bi dalay fekk soo pegee jàngoro ji du la dal wa ilaa su lay dal sax du métti na mu war a méttee comme ñàkk yi ñi ngi fii te nit ñi ngi ñàkku te ñi ko ñàkku fii ba léegi gisaguñ ci wala déggaguñ ci koo xam ne nii ñàkku nga mu lor la fayuloo yow da ngay dem ñu defaloo ko mais li gën kañ mooy nga dem hôpital ñu defal la sa ñàkk ñun ñuy wax ak yow dem nañ jël nañ si ñàkk bu yàgg war na mat léegi ñaari weer ñàkku nañ parce que ñun bon li ko gën a waral nit ñi dañuy ñëw bés bu nekk voilà donc dañu gën a exposé wu bon ñun itam pour bañ a loru dem nañu ñàkku ji te ni ñu ñàkkoo itam su fekkonte ne woon sax ñàkk wuñu ngaa mënoon nañoo wax nit ñi bon ñun daal suñu xel ki ñàkk mais ñun dem nañ ñàkk ba pare kon mënuñ lu dul wax ñeneen ñi képp koo xam ne ni mën nga ko te mu yitteel la te nguur gi jël na ko teg na ko fi su ko defee mën ngeen dem ñàkku ji. looy wax ci message yi ñuy véhiculer ñu naan que ñàkk bi dafa am effet en fait mënuma wax sax effet secondaire dafa am day lore ndax koo ñàkkoo boo jëlee weñ nga tekk sa mbagg am na ay vidéo yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi leen di circuler ñu ngi circuler ñu ci ñaawlu li nga xamante ni moom mooy vaccin bi. waaw xam nga soxna leen man mën naa la wax leen. D'abord, en tant que professionnel de santé, mais de pharmacie, c'est-à-dire du médicament, amul benn garab ci àdduna amul nag benn nga jël garabu phytothérapie muy gàncax geeg yooyu ñuy jël di ko fajoo amul ndox mi ngay naan nii xam nga garab la mais ndox am na effet secondaire ndox ci boppam am na effet secondaire léegi-léegi dama koy wax nit ñi retaan man leen ne balaa ngaa xam ne ndox am na effet secondaire nga toog ba julli timis ba pare nga jël litre ndox ak genn wàll nga naan ko guddi gi yëpp da ngay jóg di dem duus di tuur ndox loolu du effet secondaire kon amul garab bu amul effet secondaire ñàkk bi soo xoolee ñàkk bi ñu ko def lépp ay millions doomu aadama mais ñi ci am effet secondaire yi mais dañ leen di compter su fekkonte ni mën na sax ay 10% wala ay 5% yu wala yu demee noonu sax tantan ñu mën a wax mais amul dara loo xam mais ñàkk garab la ñàkk ci garab yi la bokk donc mëntu bañ a am effet secondaire ñi nga xam ne dañu jël système yooyu di jël portable yi teg seen portable gis nga yooyu ay fausse information la xam ne ni nit ñi dañ koy war di moytu te Mauritanie fii ñu nekk am na ay professionnels de santé yoo xam ne ni li ñu war a xam ci garab li ñu war a xam ci jàngoro am nañ ko gis nga man dama koy faral di wax soxna Leena gis nga ñi nekk bitim réew docteur yi nekk bitim réew gis nga fa ñu jàngee la ñu jàngee ak na ñu jàngee ak la ñu jàng ñun ñi moom la ñu jàngee moom la ñu jàng moom la ñuy jëfandikoo amul dara loo xam ne nii war nañ lañ ko ëppalee waaw xëy na ñoom am nañ matériel yu ñu amul mais xam-xam bi moom fa ñu tànqee fa la ñu tibbee waaw donc benn la daal waaw léegi nag ba tax na ni léegi ñun li ñu leen di wax rek mooy ku ci am loo xam ni daf la jaaxal waaxul ba nga gis koo xam ne ni professionnel de santé la nga laaj ko li mu lay laaj mu tontu la moo gën daal xam nga su fekkoonte ni woon internet ci la ñuy jàngee kon mën nañoo tëj université yi su boobaa université dootul am njëriñ ku nekk mën nga nekk docteur ngi fi demagul ñàkku bi terewul nga continuer di jël sa masque man sama masque mi ngi nii suma poos gis nga fi ma nekk nii su ma jógee war a jàkkaarloo sama masque mi ngi nii su ma jógee war a dem jàkkaarloog doomu aadama yi damay takk sama masque du ma tàqali ko moom waaw keneen noonu raxasu bi waruñu koo bàyyi sorianto bi waruñu koo bàyyi lépp li nga xamee ñi ngi ko doon wax ne moytu leen ko ngir mbas mi nit ñi nañu continuer di ko def ba ñu ne keroog mbas mi amatul loolu moom wax ji yëpp foofu la waaw moytu bi daal ak dégg xam nga ñaari dañuy wax ni bopp bu am barke nopp yu dégg ñoo cay sax di delluwaat di ñaax Mauritanie muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ak foo munti nekk ngeen wéy di góorgóorlu benn ñàkk bi ñaareel bi masque yi ñu leen waxoon ngeen bañ ko bàyyi ci mbooloo sorianto bi ngeen bañ ko fàtte ak raxasu bi yore itam sa solution gis nga solution yi ñu kan ku ci nekk yaa ngi yore sa solution fii du ma fi jógee raxasuma suma loxo def ci sama solution keneen noonu wax ji yëpp mooy loolu su ko defee nag ñu dimbali ci nguur gi parce que nguur gi ñoom itam li leen war ñi ngi koy def kon nag ñun itam kenn ku ci nekk li la war na nga ko def su ko defee wax ji du bëri mbas mi kañ mi ngi fi teew fi demagul. Seule solution c'est la prévention ci man nag li ma gën a jaaxal c'est que boo xoolee kii bu njëkk bi vague bu njëkk bi ñëpp ngi sol masque
excusez-moi man mii sax waroon naa sol masque ni ma waxante ak yéen mais ñëpp ngi sol masque ñëpp ngi sol masque ñëpp ngi moytu bu njëkk nu gars yi daan moytu bu njëkk bi moo gënoon sax moo gënoon baax actuellement parce que bu njëkk bi xamoon na boo jógee daan nga am ay signes mais léegi amul signe te léegi mu génne dëkk bi gis naa ni dafa mel ne population bi duñu dafa mel daal jàppewuñ ko dara alors que variant delta bi ñu nekk moo gën a dangereux ñu bari dañ ko am ti bu la xasee bay attaqué rek je pense que boo amul chance daal daki ti il faut ñu yóbbu la réanimation ci salle réanimation ñu ngi commencé fees dégg naa bii directeur institut Pasteur bu Dakar muy alerte ni seen salle réanimation yi au Sénégal salle réanimation yëpp fees na te léegi bu ku amati kii bu wutul doo ñu am fu ñu la def kon moo tax may attirer attention autorités yi dégg naa ñu ni jël nañu ay mesures pour ay actuellement pour peut-être oui couvre-feu oui effectivement dégg naa ñu jàpp nañu mais loolu aussi baax na mais doyul ñu jël ay mesures pour que rassemblement yi bañ am kooku il faut que l'État soit très rigoureux il faut que ñu interdire rassemblement yi bañ am dans les marchés ñu xool nu ñuy doxee bay éviter nit yi bañ daje dans les bus dans les transports parce que léegi man dama voyagé woon léegi laa ñëwee bu ma ñëwee war naa si dëkk bi mais dafa mel na dara xewul da quoi en tout cas loolu laa la bëggoon wax ni attirer attention autorité si loolu. gis nga loolu loo am importance la effectivement lire naa étude boobu et puis mais loolu je pense que dara la nga xam ni lu am la parce que boo xoolee dans la sous-région africaine Mauritanie xool Mauritanie gi ñu nekk xool depuis quelque temps nu affaire bi évolué boo demee Sénégal la même chose boo demee dans les autres pays la même chose ti boo xoolee actuellement Covid bi lu mu gaañ ci àddina bi actuellement on est presque à 180 millions de cas dans le monde à peu près 190 millions de cas dans le monde guérison yi nag xamuñu ko baax mais en tout cas en matière de décès à peu près on est à 4,09 millions à peu près de décès dans le monde. Mauritanie heureusement yàlla musul na lu xëy na peut-être on est à 22 je crois que 22 000 et quelques cas et on a à peu près. oui exactement boo xoolee population mondiale ak population mauritanienne lu rëy la kon léegi loolu étude bi wax dara la nga xam ni dafa am ci population bi yëpp population mondiale yëpp pour toutes les autorités mondiales ñu ngi jël ay mesures drastiques et je pense que il faut que quitte à ce que l'État prenne la cravache ça je le dis honnêtement quitte à ce que l'État prenne la cravache parce que ñi nga xam ni ils ne suivent pas les instructions non seulement ils mettent en jeu bu fekkee ni ñoom rek ils mettent en jeu leur propre vie d'accord mais ils mettent en jeu la vie d'autres donc moo tax il faudrait que l'État prenne des mesures drastiques des mesures dures quitte à prendre la cravache et sanctionner loolu lu am solo la parce que effectivement nu ko étude bi waxee ñëpp jaaxle adduna bi yëpp duñu tiit parce que kii ba nga xam ne amul symptôme da nga jég ji saa mu ni tël dal la te bu la dalee dootu am pexe loolu il faut que ñu moytu état bi jël mesure notamment les mesures barrières imposer pourquoi pas les masques et puis j'attire aussi l'attention des familles ñu téye seen njaboot yi parce que boo demee si génn xale yaa ngi daw di foo boo demee marché bi xale yaa ngi dox boo demee géej mu ngi mel ne dara xew fii ba léegi xew yaa ngi fotte en tout cas loolu mën la attirer attention état bi parce que ça c'est de la responsabilité de l'État parce que le rôle de l'État c'est de garantir état bi rôle am d'abord premier mooy garantir la santé des citoyens kooku rôle am la kon il faut que mu jël des mesures quitte à ce que jël des sanctions très dures pour que ñu mën a éviter la catastrophe et c'est évitable
et la catastrophe est évitable bu ñu jëlee ay mesures yi nga xam ni préconisées par l'État loolu daal la bëgg a wax. en tout cas lu mu bëggoon wax askan bi c'est askan mooy déglu bi moo di na ngeen xam ni encore une fois feebar bi amul garab te feebar bu amul saafara da nga koy moytu noo koy moytoo c'est que ngeen éviter rassemblement yi ñu éviter les limiter au strict minimum les visites parce que visite bi la ko tax garaaw nit mën na jóge aéroport dugg si taxi nga jël taxi mu jël taxi contaminé kenn et puis affaire bi disperse donc loolu en tout cas lu may soññe gaañi population mooy famille yi ñu sensibiliser te seen njaboot éviter dem ci rassemblement yi te état bi surtout j'interpelle l'état il faut qu'il mobilise les forces de sécurité et de défense pour l'application des mesures barrières pour éviter que cette maladie se propage dans le pays. kilifay diine yi ñoom tamit am ci seen gis-gis bu sell lool ba nga xam ne jullit yi buñ ci tënkoo dinañu mucc ci mbas mi nga xamante ni moom mooy Covid 19. ginnaaw ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mbas mii nga xam ni moo lëmbali ci àddina bi li ci islaam wax ci koo xam ni am na jumtuwaay boo xam ni mën na ko jëfandikoo ngir mucc ci wala bu ko dalee mu wér nii dafa war ci jullit bi mu faju Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu wax ni nanu faju ni fagaru nag moo gën faju ni tey bu dee docteur yi nee nañu am na vaccin boo xam ni bu ko nit ki jëfandikoo ni dana ko aar wala dana wàññi lor bi nga xam ne mi ngi ci vaccin bi ni képp koo xam ni yomb na ci yow nga vacciné wu ni war nga vacciné wu ni xam na ni nit ki am na fooy toll ci ragal yàlla ni mën nga wax ni man bëgguma faju waane cosaanu mbir yi mooy jullit bi faju ni loo xam ni dalay faagaagal wala mu faagaagal say mbokk wala say am di jàmm ni boo mënee def loo xam ni dana tax nga mucc ci ni war nga sabablu boobu nga xam ni day tax nga mucc ci ni kon lépp loo xam ni mbas mi mën na la ci musal ni war nga sabablu boobu ni kon bu la dalee war nga faju waane balaa mu lay dal itit bu dee vaccin yi docteur yi liñ ci wax ni day aar nit ki ni nit ki war na sabablu boobu. bu ñii di gas ñii di suul pënday bëri rek waaye pax du mës a am bu ñii gëmee ne ñàkk bi baax na daal di dem defi ñàkk bi ñeneen ñi nga xamante ni tey fi tey gëmuñu sax ne mbas mi am na ñi ngi ci lu leen neex ndax tey jii loolu dina fi dakkal lii di law bi nga xamante ni Covid 19 mi ngi koy law ci biir réew Mauritanie ndax askan wi yëpp suñu sumbawul ci xeex mi nga xamante ni moom mooy xeexu mbas mi dina fi mës a jógee ndax bu fi ndaje yii ñuy daje dakkul dinañu mën a xeex li nga xamante ni moom mooy jàngoro ji loolu mooy laaj bi nga xamante ni moom la ñu samp di ci wut li nga xamante ni moom mooy tontu.